rek ba du am si yow sago te moo ma dal sama nijaay. loolu moo la dal ci sa nijaay waaye dañuy andi ki nga xam ne moo waral ki nga xam ne mooy cooli muy Boy Jolof duma ko présenté nag su ñu nee Boy Jolof ay maamam jóge Thiès ñu gis ku jóge Thiès muy Pa Ousmane bokk ci daara ji audiovisuel Pa Ousmane naka nga gisee Boy. lii may wax ci Boy Jolof lu ma sañ a wax la lu ma war a wax la bari wax mën a wax xam li ngay wax moo ko gën te xar bi su ma ci waxee ñi xam xar bi dinañ xam ni man war naa ci wax xar bi yàlla moo ko bind waaye bokk naa ci ñi ko siiwal yàlla moo ko dogal ci man maa njëkk a ñëw bi ma njëkkee ñëw gis xar bi fii dama ni tàccu leen xar bi ñu àndandoo naan raj ku dugg Facebook ku dugg YouTube di nga ko gis ci bis booba laa xamante commissaire Sarr xar bi ki wax léegi di wax ay maamam capital génétique bi mu bokk dafa lim ba tudd ci commandant xaw ma fu mu bokk ca commandant mais ku xam commandant xam ni commissaire ci topp man xamoon naa ni xar mi ci commissaire lay mujj waaw wax na ba tudd turu commandant ni ci la bokk commandant boo gis commissaire la bëgg a doon tey buur moo ma yónni ku baax moo ma yónni ku yiw moo ma yónni ku xolom fees moo ma yónni lii may wax yàlla laa koy seedeel dañoo dugg ci biir mu tegal ma vocal bu ko Souleymane tegal Souleymane def na ñaari yoon yoo xam ne moo ko mos a def te gëm naa ni ci moom lay mujj jaay xar 800000 jënd ko 7 millions sans avance sans werante moo ko njëkk a def waxuma jaay xar jëndaat ko nag jaay xar 800000 jënd ko 7 millions Souleymane moo ko njëkk a def envoyé message commissaire mu déglu ko di jooy moo ko njëkk a def lu toll ni commissaire nga jooyloo ko yoon waru la kenn waru la moo ko njëkk a def léegi ci bergerie bi léegi tuuti ma jooy moom bi muy dagg vocal bi ay rongo ñama ngi toog te li mu wax commissaire a ko waroon wax ndax li ëpp ci homme de tenue boo nee homme de tenue bii yor na 7 millions te waxoo ni ab directeur la dinañ ko woo enquête ko foo jëlee 7 millions commissaire mii rek a yor 7 millions te kenn du ko laaj ndax moo jaay xar goro ko joxoon goro ko jëlaat nee na tàgge boo gis nag day am jàppal diw te buy sant Souleymane Sarr day fekk nijaayam Siré Dimé nekk fi nee na xar bi mu jënd bu gën a baax Souleymane moo ko jaay xar bi mu jaay bu gën a cher Souleymane moo ko jëlaat ci moom loolu rek doy na wax nee na mi ngi sant nijaayam Siré Dimé lenn rek la am lu muy fekkee lu koy naqari nekk gi mu nekkoon ak ñoom mu mel ni da leen a xaw a sori ci distance waaye xolam du jóg ci ñoom xelam du jóg ci ñoom te ñeenut yàlla duggati ci dara ci àdduna du élevage du la neen te Siré yëgu ko ak Souleymane nee na Souleymane rakkam la Souleymane jarbaatam la Souleymane xaritam la nee na su amee xarit fii ci Louga su Souleymane du première mooy jël deuxième ndax mosu koo digal lu mu gisul njariñam mosu koo def loo lu mu gisul njariñam mosu koo wax lu naan lu tax mu naan Souleymane mu wax lii wala ñu di ko xeebe li mu ma wax lépp sax man am ci yéene tax mënu maa wax lépp waaye commissaire wax na wax joo xam ne ci Souleymane ku sañoon ñu di ko dégg ci yow ci xale ku sañoon ñu di ko wax ci say kanam yu bopp ku sañoon ñu koy wax ci say kanam yu dawle commissaire daal nee na cant gi am na fu mu ko tàmbalee ci Souleymane mais amul fu mu yem xaj na li mu wax lépp mënu ma ko wax ndax jataay bi yàgg na te toogaay bi yàgg na waaye li mu yëkkati ci kàddoom ak xolam pour wax loo ma ko Souleymane man sama lammiñ mënu ci àgg waaye sant na ko ba fu sant yam mi ngi ñaan lépp lu élevage di maye wala lépp di wér di maye ak mucc ak xéewal yàlla na ci Souleymane jiitu te ëpp la ci nee na nag mi ngi sant njàmbur gépp ñi mu leen fekk see rëccuwul lu mu nekkee ak ñoom rëccuwul luñ ko dugalee ci élevage nee na xar bi mu ci duggee léegi matut 1 an waaye bokk na ci fi ñuy jaay xar ci gën a cher ci njàmbur gi te ñoom ñoo ko joxoon c'est la première fois jënd 800000 jaay 7 millions même personne bi la ko jaay moo ko jëndaat nee na sant na Souleymane commissaire nee na sant na la bu baax sant na sa nijaay sant na axlu élevage su njàmbur gépp nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm lu ci dëng nag maanaam lu ci jub ñu xam ni suñu borom la commissaire bu jërëjëf. commissaire jërëjëf ñu ngi am mbégte kontaan bu baax a baax li Khadim Thiam wax rek laay dëggal koroog ba ñu defee délégation jóge Touba ñëw fii di visite di ànd ak éleveurs yi dafa tëj bureau ànd ak ñun taal otoom xamuñu woon sax ab commissaire lañ àndal ñun ak éleveurs yi ñu ànd ak sunu ambiance mu nekk sunu biir wàcce ay garaatam na xam naa ne bu ko yéegaloon kenn du ko ci ñime ci ñun ñii ndax waxkat kat ñimewul kaso mais macha allah commissaire ñu ngi lay jaajëf. dama bëggoon ñu réussir taxoon na yaayu Boy Jolof yaayam
moom laa njëkkoon a am ci doomu Lamine ma ne dama koy téye liggéey ci famille bi kat dama koy téye liggéey ci yàlla def benn ngoon ma nekk sama place di liggéey bi may liggéey téléphone bi sonné bi téléphone bi sonné muy Souleymane mii mu ne ma tonton ma ne ko naam tonton ma ne ko naam mu ne ma gis naa loo bëgg ci gétt gi gis naa loo bëgg ci gétt gi ma ne ko lan la mu ne ma benn tëng bu mel nii ma daal di ree daan ni ko waa garaawul jëlal nga yóbbu lii moo fi indi yaay booy jolof fii yaay booy jolof dama ko recruter woon xar yi nga xam dama ci waroon liggéey mais am naa yéene ju day ne pour ñoom bëggoon booba ñu gëm xar yi pour mën a réussir taxoon na lu ma gën leen suñu ma ko laajee ma jox leen ko looloo indi lii yéene ji moo indi lii tey jii waaw. yéene ji moo indi lii. fu ne élevage mu ne def naa ko ginaar pitax lépp def naa ko ba mu dugal ma si laadu ma xaraan yar suñu kër si kaw mu ñëw fa ngoon mook Tafa Diop. lëre gi yàlla dogal na ko pare te yàlla na sax élevage nag nii la demee. maan ak yaayam bi nga xam ne ñëw na ci jataay bi ak éleveurs yi nga xam ne ñu ngi ci biir jataay bi parce que kii mooy borom li nëbboo li nëbbu moo ëpp li feeñ kii yor micro bi moom mooy Ali Lo Daara Jolof xam naa ñu bàyyi rek ki nga xam ne moom mooy Mor Samb mu doxal parce que ku ne xam ne ne moom ak Cheikhouna gaaw ak dibéer la bés doxu ci lu ñu wax ci Cheikhouna rek moo ñu ko gën a xam kon dañ koy bàyyi mu doxal. waaw asalaamaaleykum mbokki Jolof. Njaambur nga ñëw de mais benn Jolofay Sénégal. mbokki Njaambur. Cheikhouna tam na Jolof ba suñu doon xaw ko fenn fu dul Jolof. ndax keroog bu muy nee daara dama ne ko bi ma nee ñëwal daara rek dama tiitoon ndax la ma daj ca daara ja waaye ndaka daara jooju ak daara ji bokkul daara jee tërbiye la waaye ji moom noos la. falan ma njëkk a joxe dibi ginaar maag moom nag yàlla dogal sunu waajur yi la ba fi nekk si tey muy jàmbaar piir nag kii alaaji daam joobe baayam kooku Mor Mbese Diop ko jur Mor Mbese Diop soxna Mbese Fall ko jur soxna Mbese Fall ku ni wax Ahmadou Fall mu baayam Ahmadou Fall mën a gokk baayam kooku nag ak Ahmadou Rokhaya Fall ñoo bokk ndey ak baay Ahmadou Rokhaya Fall mooy baayu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina mu bokk fu baax nag kon buñ ko joxee kàddu jox nañ ko jara jox kàddu Cheikhouna kii yaatal lépp nag xajal ñëpp nee naa ku mën a boole 40 personnes ñu bokk fu ni liggéey te kenn mësu ci yow jàmbat du ñoom yow kon yàlla na sa jàmm yàgg yow xataloo benn yoon yaatal nga ñëpp nii mu jabootee bokk ci élevage xame woo ko ci kii doog a dugg ak kii njëkk ci élevage noonu la boolee ñëpp Cheikhouna mënoo xamee nit tey mag nit démbam loolu ku baax rek la nga koy defal yàlla dogal nag bana waay ab taw dënn da say baax waay ana gaa yi Cheikhouna yi ñoo leen may la ko nag lii daa baax lool ndax day tax a sawar Ali mii daa war a wax lu baax te gaa yi dañ ko war a wax yàlla dogal nag mu ànd ak jàmbaar ñu fekk ko Jolof muy Ali Lo tey li ngay wax ci Cheikhouna lépp ci yow la ne ndax tey bu ñëwee Jolof am fa leenu fa am muy ñaari boulangerie ak bergerie yéen a baax ndax dëkkub jàmbur boo fa demee ñu xajal la du sax mbaax seen mbaax kon Ali ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ngeen taxawaay Cheikhouna kon ñu ngi leen koy delloo dénk jërë ngeen jëf kontaan naan baax nag yéen waa Jolof jëpp waaw. mi ñu ngi leen di nuyu di santaat yàlla di julli ci yónnent bi di gërëm borom barrière or ba tëdd na Medina muy Moustapha di ñaan ndaje mi yàlla bu mu doon suñu mujj daje parce que wax naa ndaje mi nag nañ koy bàyyi xel li ñu fi dajale lu rafet rek ak lu baax xare bu ndaw nekk Souleymane màggee ci keppaar ak ki nga xam ne moom mooy nijaayam di Siré mu xamal ko élevage bëggloo ko élevage tette ko ci élevage jàppale ko ci élevage ba jàpp ne bu ko bàyyeeg boppam mu dem ak boppam mu bàyyi ko ak boppam
am naa yaakaar tey loolu moom moo ñu fi dajale dégg naa ko ci éleveur yëpp nag ku ma séq ak ci élevage it wax nga ma ko waaye jàpp naa moom mii béram bés bi di Souleymane bokk na ci ni tax ma ñëw fi parce que réew mi maa fi gën a tëlee tukki maas tukki laa gën a bañ ci samay rawaan bëggut tukki rawatina dimanche nga xam ne ay business kat lan luy yëngu rek ci wàllum dimanche diggante ngooñ ak xar ak nag ak yëpp dañ ciy yëngu mais koo ne xaw ma nu ma lay def rek nam la def moom moo tax Souleymane bi may woo man naam xaw ma ko ci jëm suñ taje woon mu ne ma Ali damaa xewle jour sàngam du ma ko xam su ma waxut man maay Souleymane su yàlla dogalee nag mu jël téléphone wax ma ko ak lu ma jàpp ak lu mu xat-xat danaa ñëw yendu Louga bu ngoonee ma def yoo xoos ñibbisi Souleymane di la ñaanal sa élevage yàlla bu ci gis loo ragal daa métti nag parce que li may wax rek léeg-léeg ñu signal gauche jàtt droite mais lépp boo ci bëggee génn moo gérer rek ak am la nga xam ne moom la ki nga xam ne amoon muy Moustapha encadrement am na solo lool ci doomu aadama mais am na solo ci élevage yónnent bi Moustapha ka daloon Ababacar Alioune Omar mos si dégg di courage félicitation rek ba la dégg te Souleymane am naa yaakaar am na encadrement maa ngi ñëw ci Cheikhouna parce que ay kàddoom lay waxe maa ngi ñëw ci Serigne Moustapha parce que bu ma ñëwee Louga gis fi mu xar moom la man ak Cheikhouna ñoo ci ànd danaa ci dugg parce que nag yéen a ma jox pour ma wax te man du ma xëccoo micro waaye buñ ma joxee micro lu ma bëggoon a wax rek dama koy wax ngeen jéggal ma ci kàddu yu gudd yi Souleymane ku ne xam ne ne bés bi commissaire rek waroon naa tax ma ñëw ci booy Jolof mii nga xam ne wax naa réew mi ku sañoon mu fanaan sa kër commissaire la ko joxoon commissaire Jolof la dëkk fii mooy région bi département bi Linguère la commune bi Daara la arrondissement Sagata la bokk benn dëkk bu ñuy wax Thiar bin décentraliser affaire yi ñu def ko commune maire ba Kumba Jaw lay wuyoo nekk jigéen jàmbaar commissaire mii foofu la dëkk bokk foofu wax naa lim. Aba waa Njàmbur ñoo ngi rafetlu sa ñëw Njàmbur Aba yàlla na nga am jàmm kontaan nañ. ok maay boy. mën nañu xam sa diggante ak Souleymane lan moo la indi Louga ci wàllu. waaw Souley suma xarit la donc comme sama xarit la te sama sëriñ moo ñu boole bu xewlee lu mel nii invité ma mënuma lu dul honorer invitation bi donc loolu rek moo fi indi ay xale la ñun ñëpp ñu bokk li ñu bëgg mu am jom am fulla am fayda et puis am li nga xam ne mooy. passion wu di yar man it tamit ma am boobu passion loolu rek moom fi indi quoi. et kii est-ce que Aba lan ngay conseiller jeunesse su Louga bi di commencer di entreprendre bëgg a investir lan ban conseil. waaw lu waay rek waaye loo mënti nekk rek na nga ci am fulla am ci fayda parce que damay dégg ay kilifa yu naan balaa muy neex foog mu metti donc investissement wak ay projet ak liggéey ak loo mën a doon rek balaa ngay nekk dara il faut nga am foo jaar donc loolu rek la nañ ko gëm am fulla am fayda bu ñu mënee dem ñu dem jaar ci yoon bu baax bu ñu mënee toog fii ñu toog fii liggéey mais daal lu waay def baax na bu dee lépp rek ñu ngi def mu ngi nekk ci yoon rek lépp baax na quoi. secret Aba No Stress ba waa Sénégal yëpp bëgg ko. bëgg liggéey këm liggéey yéen a ñëpp jàmm bëgg jàmm loolu. macha allah dafa amee na ngaan léegi moom lañ doon laaj mu présenté ñu ma xar bi. waaw salaamaaleykum mbokk internet yëpp ñu ngi siyaare ñëpp di nuyu ñëpp te leen di siyaare waaw xar bi moom neex na trop pour ma présenter ko parce que dama koo xam mooy bi muy nekk xale la ko tonton Siré joddulu ma bokk ko ak Souleymane Sarr ñu jënd ko biñ ko jëndee li waral ñuy wax ni xar bi baax na mooy dañ koo jënd jaay ko mu dem def fa la mu fay def ca Ndakaaru ba Ndakaaru yëpp di ko coow borom xar bi di ko génneewaat ñu jëlaat xar waaw ñu jëlaat xar bi mooy waral ni kon liñ ko joxoon waaw lu baax la quoi kii nag jëwrin moo ko jur jëwrin waaw jëwrin moo ko jur kii mooy star quoi star waaw ci sanwu jëwrin man na xar yi man li ma ci xam taxu ko macha allah xar bi kay koo xool xam ne moom mooy star la moom macha allah noonu la demee quoi waaw kii mooy star quoi mais mën nañu xam ma tey jii star mi tey jii par exemple comme jeune éleveurs yi bëgg a dugg ci affaire élevage te xamuñu prix xar yi tey jii mën nañu xam star tey jii ku ko doon à peu près tey jii prix fan lay toll. waaw xarul laadum nag mën naa ne amul prix sans départ
ni nga koy jënde ak fa nga koy jënde ak ki nga koy jënde li nga séq ak moom mën nañ la ko sax may waaye mën nañ la ko jaay ak prix bu seer tamit parce que xar yi wax dëgg yàlla lu rafet moom amul prix te xar yi dañoo rafet xar bi mën naa ni suñ ko doon évaluer mën na dem 3 millions 5 millions ku ko jaay mën nañ ni prix la parce que li muy def moom wax dëgg yàlla ci càmm gi la bokk waaw parce que day def soo demee sama kër def na fa ay famille yu rafet wax dëgg yàlla ay famille yoo xam ne rafet na lool waaw. Tapha ban conseil nay jox jeunesse Lougatois bi nga xam te ne nii peut-être mënuñoo tukki bëgg nañoo toog investir te bëgg dugg ci wàllu élevage ban conseil na leen jox. waaw conseil bi mu leen di jox mooy élevage bi coono mi ngi ci waaye xaalis tamit mi ngi ci am na xaalis parce que àddina lépp noonu la quoi lépp li naan ñaq jariñu waaw bala ngaa am rek il faut nga sonn élevage nag dafa laaj bëgg-bëgg ba pare mooy nga bëgg ko soo ko bëggee ba pare nga doog cee mën a am xaalis parce que dafa laaj heure boo xëyee toppatoo xool xar yi parce que éleveur boo gis këram soo fa demee dañ naan xar yi la gën a fonk sax njabootam waaw loolu éleveur yëpp lañ koy seedeel dañ naan man su ma tukkee ba ñëw bala maa sama doom yi suñu may gàttandu nii su ma leen fobee ba pare teg naa lit ci xar yi laa jubali waaw parce que loolu day bokk ci yow quoi soo xëyee soo defee li ngay def ba pare ci xar yi rek ngay jubali waaw parce que ko war a dafa neex gi mooy soo ci nekkee sa yoon ci yoonu kenn. comme amour bu ci nekk daal. waaw amour bu ci nekk mooy doo jëw. sa yoon ci waxu keneen xam nga yaa ngi ci xar yi ñoom ngay waxal. temps libre boo am rek nekk ci xar yi. waaw temps libre boo am yaa ngi ci xar yi te temps libre dafa garaaw ci nit mën na laa def loolu leneen. kon xam naa Tapha dana ñëw kër ga ñu ñëw xool foofu xar yi fa nekk. incha allah ba tey ñu ngi nekk ak Tapha Amina Tapha est-ce que mën nañu présenter xar bi. waaw xar bi day li ma mën a wax ci moom mooy papaam moom laa xam dëgg-dëgg ndax papaam Bayla ñi ngi ko tuddee grand bi Bayla moom la tudd waaw moom daal mooy def lii moom daal la loolu daal laa mën a wax ci moom nii waaw parce que yaay ji nag moom doomu Lamine la quoi Lamine waaw Lamine bu ñu yoroon benn maal bu ñu fi yoroon ñu jële woon ko ci Baye Gueye waaw loolu daal kon daal Tapha Amina dafa mel ni yéen xarit dañ leen di topp ki xam fam fi ñu jugee ñoom ñëpp daal ko xar bu ci nekk am nañ xam neen trace am fi mu jugee ki ko jur ay waajuram comme ni ñu xamee nit ñi daal. waaw li may wax mooy xar yi soppali nañ ñun ñëpp ay géwal waaw ñun ñëpp ay géwal xar lan parce que xar boo ciy gis rek yaa ngi koy topp maamam topp ko ba ca maamam ba pare da nga koy tagge moo tax ma naan xar yi soppali na géer ñëpp ay géwal parce que éleveur boo gis rek daanaka géwalu xar la parce que bergerie dana xam xar yi dana jéem a xam fi mu bokk ah ba pare tamit dana leen jéem a tagge moo tax may wax loolu. kii taxaw na mooy sa sëriñ Xaadim Sow ñu bëggoon a xam Xaadim lan moo la boolee élevage ak kañ la dugg ci élevage. ba man moom mën naa ne juddu fekk fii xar moo ma boole ak élevage waaw vraiment ndax dama juddu fekk Baye Madiaw dinaa ko dee wax lu bëri daanaka si njëkk a indi xaru laadum si Louga la bokk waaw ma màgg xàmmee yor xar yi di leen toppatoo féetewoo xont sang ak bale gétt gaag yooyu yëpp vraiment ba tey nii waaw loolu moo boole ak xar yi. dëgg la mais Xaadim est-ce que xar yi am na xaalis. xar yi liggéey la vraiment am na xaalis bu baax aw yoon la nag comme kuy doog a tàmbali boutique da nga jël place jënd ay bagages def si toog lum néew di nga toog benn temps pour mën a tàmbali jaay xar yi noonu la mel di nga dem investir uti xar yi ñu xam comme ni la ko Tapha doon waxee xar yoo xamante ne nii seenu askan yàgg nañ leen xam nga ut si toog xaar toppatoo soo tàmbalee juddulee forcément nit ñi dañ koy bëgg ndax produit bi dañ koy bëgg mais su boobaa nag da ngay mën a defaat say maanaam investissement bi nga defoon da ngay mën a rentabiliser. Xaadim mën nañu xam par exemple yow sa gétt ñaata ci xaalis nay xont par jour. lay xonte bëri na de. ba pare boo ko natt ay combien. mën naa ne jamono yii damay xëy sotti saak ngoon ma sotti saak ngooñ. saako bu nekk ñaar lay jar. ba fi mu toll nii mën nañ ne ngooñ xaw na yomb
ndax maa ngi doon jënd 2500 2250 waaw ripaas di saak bu 10 000 damay jënd dugub jënd ripaas Grand Moulin jënd mboq ma naan Grand Moulin super laadum jënd mboq jënd blé waaw super laadum bu 10 500 bi dinaa ko xonte si ñetti fan waaw. ah kon xari dépense la de kon lan ban conseil nay jox jeunes yi nga xam te ni par exemple gis nañ bëgg xar amaguñu yenn moyens yi commencé bëgg ci nekk quoi ban conseil. bon yor lu yam bu kenn xeeb benn femelle mënoo see def yenn dépense yi na nga am benn femelle bu bokk fu ñu xam donte ki la koy jaay da lay may tëb nga tàmbalee ko da koy jar waaw léegi nag am na li kàddu Sambou Souna si lay indiwaat xari tàmbale bi da nga leen di yor nga dem ab diir ñu ne la bàyyil ñu yor sunu bopp nga demati ab diir ñu ne la bàyyil ñu yor sunu bopp te yoraale la te loolu lu si am la di nga jaay benn mbote xont si at. dégg naa ñu leen di jéewee que yéen éleveurs yi dañu am seen cercle restreint comme tey jii beneen jeune bu jugoon ñëw bëgg a dugg ci biir seen cercle restreint dañu am daal dañu koy joxante seen biir. waaw doo leen ko yaatal daal. loolu li sëñ Sam waxoon ne picc su sabee ay picc kese ñooy tontu loolu du jëmmi cercle boo xamante ne nii comme niñ koy tuddee lobby wala nangam non ab daayira ña nekk sa daayira ba wala ña am jubluwaayu loolu kese ñoo sa mën a dem ak a ñëw lii noonu la nag tey gis nga soo xoolee nii mbooloo li tax li gën a am solo mooy dañ ko def invité waale képp koo xamante ni réellement xamoo xar yi tey soo fi ñëwee loolu dina la dàggi baneen dàggi da ngay gis xar bi nga bëgg ko forcément waaw vraiment kon mi ngi noonu ab waa ñun daal ñi ngi ubbil buntu ñëpp wax dëgg fa yàlla. kon tey ji daal xale bu ñëwoon nii koo xam te ne bëgg na xar amul. nii daa am fu mu toll am na fu mu tolloon fu gën a suufe te def na ci liggéey bu am solo wax dëgg yàlla ci wàllu communication wàllu yëpp wax dëgg yàlla waaw. kon ñu leen sant di leen gërëm merci. bonsoir chers internautes de la STV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant bu baax a baax di leen wax di leen rek STV yamul si ngeen woo ko rek mu daal di dem wee saa su nekk boo leen ko woowee rek moo ngi daal di leen taxaw tey nag ñu amal benn suñu benn naataango bu toog fii kenn dootu ko présenté nag ñu gën ko xam ci Abba Show borom TFM borom Abba bu ne Abba Show nag ëmb na lépp ñu daal koy dékk suñu micro mu daal di présenté wu Abba nuyu nañu. ñu ngi sant yàlla bu baax maa ngi leen di fay di nuyu waa STV di kontaan ci seen internaute ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di suivre yëpp jaajëf. voilà tey nag Abba da nga daal di def lu rëy nga daal di ñëw ba diwaanu Louga ñu bëggoon a xam rek lan moo la indi woon Louga ak kan moo tax nga bàyyi sa yite yëpp dikk biir Louga. Olof Ndiaye moo ni koo xamul ni ñu koy def ni mu la def moom moo tax donc Souleymane suma frère la waaye suma waay la donc bu ma invité fii biir Louga xam naa ni moom sax xalaatoon na ni xam naa du ma ñëw mais moom dafa am fu ma ko teg parce que dafa am fu ma teg donc moom moo ma invité ci Louga invité ma ci loo xam ni day nekk lu ma neex parce que dañu ñëw fekk suñuy baay nekk ci yar donc ñu ñëw fekk si éleveurs yi fekk ko moom mu nekk ci élevage donc woo ñu ñëw xool si lan moo ci xew ak yu demee noonu loolu rek moo ñu indi biir Louga et c'est pour la première fois man ma ñëw fii ci Louga. Voilà, c'est pour la première fois nga daal di ñëw Louga te j'espère bien que ni que population Njàmbur teral nañ la. waaw mais fii dëkku teranga la et puis ki ma seet si tamit nitu teranga la donc mooy loolu kontaan naa bu baax te yaakaar naa ni du fii lay yem yaakaar naa ni dinaa fi ñëwaat fi parce que Louga xam naa ni ñam naa ni dëkk bu neex la. kon baax na nee na Njàmbur dëkkub teranga la Abba nee na ñam na ko te dootu ko bàyyi nee na nag li mu saf ka ko màcc moo ko xam te Abba moom tamit xam na si dara. conseil nga mën a jox li nga xam ne moom moo di jeune Louga que pour que ñu mën a def comme Souley mi. waaw mais am nañ ay exemple yi mu ngi noonu comme ni nga ko waxee am nañ ay exemple donc benn ci comme Souleymane mi ma xam am na peut-être yeneen xale yoo xam ne ñu ngi fii ci biir Louga donc am jom ak foo mën a nekk am fulla ak foo mën a nekk am loo gëm ak foo mën a nekk bàyyi xel say waajur bàyyi xel ni bu subaa di nga am soxna am ay doom di def loo xam ni peut-être ëllëg di nga nekk xale yi dinañu mën di xool ci yow di la roy loolu. ni concernant les mesures barrières. ñu respecter rek les mesures barrières takk suñuy masque di raxas suñuy loxo donc te ku nekk rek mu xam ni même bu dul yow feebar bi am nga yaay wala am nga maam joo xam ni bu ko dalee yow mën na laa baal mais moom du ko baal donc ñu bàyyi xel suñu parents yi bu fekkee bëgg nañ suñu waajur yi ñu yàgg ak ñun donc feebar bi am na et mu ngi fi nañu ko moytu fonk rek li nga xam ni moom la waa kër docteur yi wax.
Merci beaucoup encore une fois à Abba STV vous remercie. Merci beaucoup nuyu naa la. ñu ngi lay fay. nga fàttaliwaat ma tur bi ak sant bi. Souleymane Sarr la. Souleymane tey naka nga gisee bis bi tey ku toll ne Abba Show ñëw daal di jógee Ndakaaru ak si ba fi nga xam ne moom moo di si diwaanu Njàmbur yan sentiment la lay def ak naka nga dundee bis bi tey. ah xanaa kontaan lool parce que Abba nekk na nit koo xam ne wax dëgg yàlla kenn dootu ko présenter dans le monde tey bu defee déplacement daw taal otoom Abba il faut que tamit ma reelal fayuma ko dara il faut que ma leeral loolu. ñëpp bu ma limee damay juum mais kontaan naa trop. Voilà ku lim da ngay juum te boo juumee da ngay daal di tooñ mention spéciale à toute la famille de Souley. Au revoir à la prochaine ñu jox la dig daje rek ba beneen yoon incha allah nga ñëw population Njàmbur